gaal gi nga xamante ni da doon dem sa Espagne yaboon juróom fukk ak juróom-ñett ci ay ndaw ñenn ci ñoom ñu ngi ci police bu Ndar ñu dem daje ci kenn Babacar Wagne lay wuyoo ci turam moom nee na bi ñu déparé alxames juróom benn waxtu ci la ñu suux. ñun ñu ngi suux jeudi. ñu nettali li nga xam ne moom moo di guddeem suñu ay ndaw itam gis nañ njabootuk ñenn ci ñi nga xam ne jamono yi jafe na ngir rek ñu daal di leen di gis mbirub tuut tànk wi nga xam ne moom moo génnoon àddina ci crèche wile di Cigogne Bleue nekk ca diwaan bu Sacré-Cœur 3 mu mel ni nag sûreté urbaine li mu fësal mu di soxna soosee nag amul woon sañ-sañ benn yoon ngir rek daal di ubbi ab crèche way juru tuut tànk woowee li mu xamle moom moo di war nañu gën a joyantiwaat woowu le secteur moom Magor Dia 3% moom mooy rek li marchandise yi nga xam ne war nañoo dugg fii ci réew bu Sénégal di ab dogal boo xamante ni njiit bu réew mi jël na ko douane sénégalaise itam daal di koy doxal ana lan moo waral mbir mu ni mel ak itam yan marchandise la ñu jagleel loolee nag dinañ leen di tontu li ci jotaayu xibaar yi wax itam ci lu ñeel wàllu tàggat yaram coupe du monde beach soccer xam ngeen ne réew bu Sénégal daal dinay toog ci li nga xam ne moom moo di woowule jongante ci demi-finale bi la toogee ginnaaw itam Japon bi mu ko dóoree juróomi bal ci ñaar mbokki lu ni mel ni tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonee la ñu ko junjee woon du rek li nga xam ne moom moo di gaaru Locco wa teer ca diwaan bu Ndar Géej xam ngeen ne am na ci ñoom ci ñoo xamante ni ñu ngi leen di wër waaye itam suñu ay ndaw daje nañ ak kenn ci ñoom moom moomee nag Babacar Wagne lay wuyoo daal nañuy nettali guddeem yi nga xam ne nag moom la jot a dund ci woowule gaal ak itam ñenn ci njabootu ñi nga xam ne jamono yi ñu ngi leen di wër mër ci li nga xam ne moom moo di waax yi Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. ki da doon dem sa Espagne yaboon juróom fukk ak juróom-ñett ci ay ndaw ñenn ci ñoom ñu ngi ci police bu Ndar ñu dem daje ci kenn Babacar Wagne lay wuyoo ci turam moom nee na bi ñu déparé alxames juróom benn waxtu ci la ñu suux. ñun ñu ngi suux jeudi 6 heures du matin jeudi lañ suux waaw bañ suuxee fanaanaat nañ ci géej yenn waat ci géej waaw mais ñu si jot a dee moo ëpp ñu dund fuuf. ci kàddoom ñu ci bari ci ñoom ay bidon moo leen daal di sauvé ñenn ña lu tax ñu faatu mooy ay lakk-lakk yu metti yoo xamante ni amoon nañ ko. bidon bi nag am na ñoo xamante ni moo jot a lakk seen yaram yi bañ bàyyi ko ndax daa amoon essence ñooñu loo tax ñu bàyyi bidon bi waaw. ci ay kàddoom xalaatatul benn yoon di def lii di mbëkk mi. si avion yi mais ci yoonu géej li ma gis amatuma fit bi waaye moom du ma jaarate si gaal mukk di kalandise ndax dee yu ñaaw. ñu bare ñëwoon ci police bi di seet seeni ay mbokk douze ñaa ñu dajeek moom nee na nag soxna bi nga xamante ne mu nekkoon ci gaal yi te moo ca njëkk faatu mbokkam la te liir sax la bàyyi ci kër ga. moom d'ailleurs wax nañu ni moom bi gaal gi sooxee moo ci jëkk faatu alors moom nag kooku nag bi muy dem bàyyi na xale bu ndaw liir bu tooy xepp la bàyyi. jamono ji lim bi ci ñi nga xamante ni sauvé nañ leen yokku na. keneen nag gis nañ ko mu dund ci bisug samedi bile. fukk ak juróom benn lañ ca gis kenn moo ci ñàkk bakkanam ña ci des ba léegi ñu ngi leen di wër gaal gi nga xamante ni. bëri na ci ay doomu réewu Sénégal yoo xamante ni dañuy faral di des ci waax yi bokk na ci li ko waral loolu tugal wi nga xam ne nag ñu ngi koy jël jot na temb réew bu Sénégal amal ab waxtaan xool nan pexe la ñuy def ngir rek daal di dakkal lu ni mel du samay kàddu ki ko xamle du Souleymane Aliou Diallo moom moomee consultant la ci wàllu migration naka noonu itam muy sàkku rek ci ndaw ñi ñu gën a baral ni nga xam ne moom moo di xeex mi ñeel mbëkk mi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ababacar Camara. na gouvernement bi partenaire au développement yi acteurs yi ñun ñëpp nañu toog ñu xoolaat ban façon doxalin ak lan la ñu war a def puisque boobu ba léegi ñu ngi wax ñu ngi def te saafara wuñ ko donc am na nañu xoolaat defin bi wala ñu utiwaat leneen nu ñuy defee pour arrêter loolu parce que nag wax dëgg yàlla ñi des ci mbir boobu bëri na li ci wër ba wër mooy ni que tënk xale yi fii ci réew mi du loolu mooy fa moo koy faj. nañu xool nan lañ leen di accompagner accompagnement bi mooy ñun ñëpp nañu toog waxtaan si tey su ma taxawee ne la lii la te arrangé wul gouvernement bi wala arrangé wul partenaire au développement yi loolu du kii nañu toog ñu xool lan mooy solution bi ñu changer paradigme yi. solution yooyu boobee bokk na ci tàggat ndaw ñi ci lu ñeel wàllub fee ak yeneen yu ni xeetoo loolee la ñu amoon
ca diwaan bu Ngor gis ngeen ko noonu mu mel ni nag club nautique bi moom moo rek daal di rek tàggat ndaw ñi ci lu ñeel wàllub fey ñu teewlu reportage bi nga xam ne Ibou Diouf ak Thierno Laurent Mendy daal nañ koy def. ñu ngi fii ci plage bu Ngor ci biir géej gi nag ñu ngi wax ak gone yi laata ñu jublu ci liggéey bi fii nag ñu ngi leen di tàggat ci lépp lu aju ci wàllu fey ci jamono joo xamante ne bëri na ci ñoo xamante ne dañuy lab. bi mooy jàngal la fay ba nga mucc si lab. xam ne boo mënee fay di nga mën a sécurité nga am sécurité. mais nag la plupart usagers yi wala baigneurs yi bu ñuy ñëw duñu demander duñu demander ay renseignements kii fa nekk. ce qui fait que ñoom fu leen neex la ñu sangoo nu leen neex la ñu sangoo te loolu la plupart day indi ay lab. ñàkk mun a jàng fay la. je pense que waajur yi aussi war nañ leen gën a accompagner. ñuy gën a jàng fay parce que dina leen aider ci seen ëllëg daal rawatina muy fii di bitim réew di fépp voilà fu ñu munti dem daal. fii nag dafay faral di bëri ay xale ay tuutànk yoo xamante ne ñu ngi tàmbale li nga xamante ne mooy fay ci teewaayu seen i kilifa. pour ñu jàng fay moo tax ma indi leen fi waay. dina la aider ci lu bëri d'abord natation moom sport bu complet la. dina tax tamit dina la éloigner ci certaines maladies et puis dina tax nga performant am pouvoir de concentration ak lépp daal. at bu nekk fii ci réew mi dina bëri ay gone yu ñàkk seen bakkan ci biir ndox mi loole nag waral ñu ne foofu ñu tàggat leen ngir ñu xam nees def ngir sauver ku am ay jafe-jafe. premier secours bi dañ la koy jàngal nan ngay jëlijee nit ki buy doon lap nan nga koy génnee boo ko génnee après nan ngay tester conscience bi ak ventilation bi ak circulation sanguine bi après nan la ñuy defee appel waaw lépp loo xamante ne daal waaw mën na sauver mën na jàppale koo xamante ne lab na dañ leen koy ñoom ñëpp dañ leen si initier waale quoi. club nautique bu Ngor ñoom nag jublu nañ rek ngir tàggat xale yi liñ ci jublu mooy fexe ba may leen ay xarañte ci wàllu fay ak itam waajal ñi nga xamante ne war nañu doon ëllëg ay champion. Ibou Diouf jafe-jafe yi nag ci waax yi ngelawaay bu mënee ñàkk rek nañ ko moytu bu baax a baax ma waat di itam ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bi ñu door yi la jotaayu xibaar mu ñeel mbirub tout tànk bi nga xam ne génnoon na àddina ci crèche wile di Cigogne Bleu mu mel ni nag waajuram daal dinay àddu ginnaaw yi itam bi mu yëgee ne rek yenn ci ay dogal daal dinañ koy jël ci boobule crèche nga xam ne nag amul woon sañ-sañu ngir rek daal di ubbi mbir mu ni mel bu ñu sukkandikoo ci sûreté urbaine. papa yi ndaw soosee nag wala papa yi tout tànk wi Magor Dia lay wuyoo ginnaaw ba mu àddoo ca diwaan bu Sikicoor Boubacar Diassé ak Lamine Mandiang ñoo tataan ay kàddoom. loolu maa ngi jàpp ni jéego la ab jéego la yéene wuñu kenn prison waaye tamit mbir mi dafa amoon lu bëree lu ci lënt ci xelu Sénégal yi ak ñun ñii suñu xel ñun ñii di waajur yi donc ba mu amee ba léegi defoon nañu confiance justice bi wóolu woon nañ ko wax nañ ko waxaat ko waaye am na moment boo xam ni yéexoon na lool yéexoon na ba mu tax ñu am ay initiative ñu def ngir dossier bi mën a avancer. jéem a lijjanti ba waajur yi nga xam ni ñu ngi fay yóbbu seen i doom di fa continuer di yóbbu seen i doom ñu xam comprendre que ni am na loo xam ni jaaru yoon foofu. te am na crèche yu bëre yoo xam ni ñu ngi Sénégal nekk Dakar te bërëb la yoo xam ni lañ fay def jaaru yoon. parce que suñu xeex bi gën a fës ci xeex yi wala bi gën a am solo ci xeex yi mooy que ñu dem ba ñooñu di bërëb yooyu di jël xale yi mu doon bërëb yoo xam ni ay bërëb yu ñu réglementé la yu ñuy saytu mu jaar yoon ndax lii je pense que loo xam ni la dina tax. je suis sûr que état bi dina jël ay matuwaay maanaam dinañu inspecter maanaam dem xool crèche yi nga xam ne ñu ngi Dakar wala feneen fépp ci Sénégal dem xool naka la ñuy yoree xale yi ndax nekk nañ ci yoon am nekkul ci yoon ndax je pense que loolu rôlu état la. mbokki Njaayaan xam ngeen ne ab commune la woo xamante ni ma nga nekkee ca Thiénaba fu tolloo ko juróomi kilomètre ca fa nga xam ne moom moo di Fandène foofee nag mu mel ni nag xàll wi moom rek moom moo daal di fàcc bokk na ci li ko waral ndox mu nga xam ne nag daal dinay daanu ci woowulee bàq jamono yi nag askan wa ami jafe-jafe gi rek ñu dem kër docteur nag la ñuy dund bari na métit la woo xamante ni daal dinañ koy wax ci reportage bi li nga xam ne Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ñoom ñoo ñu ko jagleel.
daanaka booy dugg ci dëkk bi jafe-jafe yu metti ngay am ndoxam taw mi moo dagg tali bi ay kàmb fu na ngay wéeri di dugg ci ñax yi ngir mën a dugg ci dëkk bi di Njaayaan dëkk bi daanaka boo fay dugg da ngay jaar Fandène Njaxate ba dugg Njaayaan. gis nga di ngeen ko gisee nekkul benn village bu ndaw benn yoon lañ am bu nga xamante ni am nañ possibilité pour jaar fa pour dem Thiès muy yoon bi ñoo ko fi def depuis 98. boo leen jaaree ci yoon bi gis ngeen ni mu mel mais lii kenn ku ne xam na lii nekkul yoon ak 21e siècle bu ñu nekk lii nekkul yoon parce que yoon bi instant bi su tawee dañuy am ay problème instant bi boo dee génn si dëkk bi da ngay continuer yoonu suuf bi nga jël dem ba Tivaouane wala nga jaar ni dem ba Thiénaba pour mën a jël national bi dem. Mbaleen moo ngi fi Kell Dal Jàmm ay Kër Ma Diop Fall yëpp du fi nekk ci ay dëkk bëri na te ñëpp benn yoon bi la ñuy jaar pour dem. li jëm ci wàllu wér-gu-yaram it askan wi yeewu fii ci Njaayaan am nañ ciy jafe-jafe. benn lii sax amuñu ko am nañ infirmière mais infirmière yu fi nekk des fois nga leen di gis ñoom xam nga dañuy bëgg a def seen carrière te bu ñëwee fii poste de santé bi ni mu mel amul matériel bu baax su fekkee da nga liggéey ba pare def sa formation sonn ci bëgg a def carrière bu baax soo ñëwee mais bëgg nga jouer sa rôle mais fii mënuñu ko fi parce que amuñu moyens yi. amoon na fi récemment benn infirmier bu qualifié mais dafa mujjee dafa dem parce que nee na moom fii mënu fi liggéey. askanu Njaayaan nag sampab kuréel mouvement ànd defar Njaayaan nee nañ seen jëmi bopp dañuy génn seen gafaka di cotiser ngir mën a am koppar yoo xamante ni daañu mën a lijjanti yenn ci seen i jafe-jafe. jërëjëf Cheikh Anta Diop pollution marine di aw tooke wu jëmale ci askan wu réew bu Sénégal ba tax na itam jamono yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàll wi jël nañu ay dogal dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di vaisseau Abdou Sène moom moo yor lépp luy sécurité ci wàllu maritime ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pape Farañing ak Amadou Ba. xajamal géej gi mooy pollution waaw pollution nag mën naa jugee fu ne mais mën naa jugee aussi ci exploitation pétrole bi ndax pétrole bi ay teen yu ñuy gas la ci teen yooyu mën naa ball pétrole bi mën naa ball daal di génn ba rëcc wala xajamal géej gi wala mu xajamal ba ñëw ci côte bi waaw lël bi nu taxawal nag tey nag lël bi pour maanaam tëral plan boo xam ni bu pollution boobu amee li xajamal bu ballee ci géej gi ci piiwu pétrole yi noo xam nan la ñuy xeex ak moom bala muy yàq maanaam yàq côte bi nga xam ne côte bi lu ne ngi ci waaw ay kër a ngi ci ay parc ngi ci ay zone de pêche ngi ci yooyu yëpp dañ ko war a protéger donc nag li ñuy waxtaanee tey day permettre nu xool saytu côte bi nu mu mer ba bu balla boobu amee fan la ñuy joxe priorité. capitaine de vaisseau bi moom moo doon àddu noonee nag mu ñeel lépp lu soxal wàllu li nga xam ne moom moo di sécurité wi ñuy jël ci li nga xam ne moom moo di waax yi ñu wëyal xibaar yi wax itam ci leneen association sénégalaise des professionnels des ressources humaines ñoom nag ñoom ñoo indi seen ak njàppandal ci xeex li nga xam ne moom moo di Covid 19 fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam lenn ci loo xamante ni daal nañ koy jukki mu di ab livre blanc woo xamante ni nees mën a def ba daal di tàqali ko mbas mi ak itam matuwaay yi nga xam ne war nañu ko jël ginnaaw ab ndaje woo xamante ni amaloon nañu ko ni tey Alxasan Ba ak itam Modou Diop ñoom ñoo ñu fa teewaloon ñu seetaan reportage. li ni mel seen xalaat la yu ñu teg ci table bi jëm ci dimbale ci ni ñuy gérer mbas mi ab livre blanc bi ñu duppee gestion des ressources humaines face à la Covid-19 jëm ci wàllum résilience ak opportunité. ñun ressources humaines la ñu xam. mooy jigéen ñi ak góor yi nga xam ne ñoo nekk ci biir entreprise bi nan la ñu war a mën a càmbar li xew ba indi fi non seulement loo xam ne ci teew mi teew dina amal njëriñ askan bi mais ëllëg def li tubaab di woowe prospective parce que xam nga di seetaan nga yor sa rétroviseur di xool li nga weesu rek su yàggee di nga bëgg garab. bu weesoo analyse yi ñu def ci dogal yi ñu jëloon ci wàllum social ak koom-koom lu toll ci juróom-ñett fukki ci téeméer boo jël ci lu jëm ci wàllum téere bi ñu ngi ko jagleel ci lu ñuy xaar ëllëg. livre bi du livre boo xam ne dañuy wax rek pour le simple plaisir di wax dafa am ay actes yu wóor yoo xam ne yaakaar nañ ne que su ko jëfandikoo dina mën a amal njëriñ disons li nga xam moom lañ leen dénk ci biir entreprise bi. suñu architecture juridique code du travail disposition yi amoon waxul woon dara ci gestion chômage technique niñ ko gisee bi mbas mi ñëwee la plus haute autorité dafa génne ordonnance
loolu jàll na deuxième vague ñëw na troisième vague ñëw na ba tey soppiwuñu maanaam texte yooyu nga xam ni moo war a gouverner la gestion du personnel dans nos organisations donc nit ñi war nañu taxaw seetlu génne ay jàngat yu wóor yoo xam ni mbas sax du mën a ñàkk mën na ñoo bett ndax balaa la boo koy seet waaye dinañ mën a tàggat suñu bopp ba nga xam ni lépp luy ñëw rek dinañ ko mën a dékku. livre blanc bi nekk li ñu bàyyil ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yi war a ñëw ëllëg étudiants yi consultants yi ak ñeneen ñi ñu sàkku ci ñoom ñu yër ko bu ko jaree sax nee nañu at wu jot ñu def li nga xamante ni moom mooy mise à jour. Alxasan Ba mbokk yi maa ngi leen ko doon junju sànq bi ñuy door yi la jotaayu xibaar 3% mooy li nga xam ne moom la ñu jukkee ci yenn ci ay marchandises yoo xamante ni war nañoo dugg fii ci réew bu Sénégal ana lan moo waral mbir mu ni mel ak itam yan marchandises ñoom ñoo bootu ci woowule dogal ay laaj la yoo xamante ni colonel Alpha Touré Diallo inspecteur principal des douanes moom moo indi tontu li ci reportage bi li nga xam ne Marcel Farba Maron ak Gervais Yaou ñoom ñoo ko def. depuis ñaari fukki fan ak ñett ci weeru août benn prélèvement bu 3% la ñuy jagleel bépp marchandise buy war a dugg ci réewu Sénégal mu di dogal bi ñu jël ngir mën a fexe ba moderniser administration douanière bi comme ni ko PROMAD mu di programme de modernisation de l'administration des douanes digale. bu ñu bëggee moderniser l'administration des douanes li ci njëkk mooy tabax ay bërëbu liggéeyukaay ay bërëbu jàngukaay yu dëppoo ak jamono. ñaareelu point bi mooy surveillance maritime bokk na ci également li ñuy woowee tracking nga xam ne mooy topp outils yi oto yeeg yëpp yi nga xamante ne ñooy jaar ci corridor yi jaar ci fu nekk. ñeenteelu poñ bi mooy la formation mooy gën a tàggataat sunu bopp ñun douaniers yi. bi ci mujj mooy li ñuy woowee le contrôle mobile et terrestre. marchandises yuy jógee zone CEDEAO ak UEMOA daanaka bokkuñu ci boobule dogal yooyu les marchandises doon produits gaziers yi wala ceeb blé farine de blé wala sax garab yi. marchandises yooyu bu ñëwee dañ ci def prélèvement de 3% boo xamante ne mooy remplacer lépp li ñu doon fay am na sax yoo xamante ne ay paiements yoo xam ne dañ ko mujj bàyyi pour rationaliser loolu yëpp dina nekk ay mécanismes yoo xamante ne. dina gën a permettre douane mu taxaw donc le secteur économique en termes d'efficacité et également de sécurisation de la chaîne logistique mais également dina permettre liggéey bi gën a gaaw liggéey bi gën a efficace ba nga xamante ne opérateurs économiques sénégalais yi ñun dinañ leen mën a offrir les possibilités ñu nekk ay opérateurs économiques yu compétitifs moo xam commerçant la moo xam industriel la. ñuy fàttali ne décret bi depuis juróom-ñetti fan ci weeru juillet la ko président Macky Sall signé bu ñu sukkandikoo ci direction générale u douane bi nag waxtaan yi ak représentant syndicat commerçant yeeg industriel yi tàmbali nen te ñu ngi koy continuer ngir mën a fexe ba déggoo ci boobule dogal. aywa ñu àddu ci leneen mu ñeel langu politique bi fii ci réew bu Sénégal mu mel ne nag gox yu bees lu ni meli taw kuréel la woo xamante ni ay ndaw ñoom ñoo ko taxawal liñ ca jublu bokk na ci gën a dëggal seen bopp ci lépp lu ñeel langu politique bi rawatina élection locale yi nga xam ne nag moom la ñu dëgma la ko woon di itam bokk nañ ci rek ñoom ñu xam ne ëllëg ñoom ñoo yori réew mi Pape Fara Ñing ak itam Amadou Ba ñoo teewoon ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal niki tey jii ci suba ñu seetaan reportage. gannaaw ay seetlu yu bëree bëri ak ñàkk confiance dox ci diggante ñi jiite gox-goxaan yeeg askan wi ay pàcc ci ndaw ñi nag taxaw bëgg a jël nag seen avenir ci seen loxo ñu taxawal nag ay acteurs yu bees yoo xam ne ngir ñu mën a fexe nag daal di jël mairie yi moo waral seen bi la coalition. ñuy def politique ak population bi relation de confiance amatu si naxante moo si ëpp ñu seetlu ne. fii ñu nekk di Afrique lu ñëpp di wax mooy Afrique mooy dëkk boo xamante ne wala continent boo xamante ne seeni ressources duñu ko exploiter noonu lañ koy jëlee jox ko ñeneen ñu exploiter ko ñu seetlu ne collectivités territoriales yi communes yi politique par le bas mooy avenir politique ci àddina yépp seen bëgg-bëgg moo nekk téeméeri ndaw yoo xam ne ay candidat la ñuy doon ci Sénégal gi yépp yéene gi mooy yeesal
acteurs politiques yi ci Sénégal yéene gi mooy yeesal ñuy doxal Sénégal yéene gi mooy fexe ba ñoo xamante ne daanuñu woon leen boole ci politique ndaxte peut-être bokkuñu ci parti politique walla système bi nu muy doxee ne favorise pas leur émergence ñu fexe ba ñooñu nekk au centre de ces élections. candidat ndaw yi nag ñoom la ñuy ñaawlu muy caution bu seer bi naka noonu jafe-jafe yi nga xam ne ñuy doog a bind moom la ñu am. xam ngeen ne caution bi 15 millions la ñu wax te loolu dina exclure ñu bëri ndaxte dañu bëgg a def démocratie des riches état bi moo waroon fexe ba wax leen ne jóg leen ngeen bindu ji jàppale leen ci ba pare yaatal délai gi waaye gis ngeen ni primo-votant yi ñu ne ku amul carte d'identité doo bokk. te pour nga am certificat extrait de naissance wuti carte d'identité balaa loolu yëpp di sotti délai gi jeex donc dañu jàpp ne ñoom seen yéene la. ak candidat ndaw yi nee nañ nag doxalin bu yees la ñu bëgg ak démocratie boo xam ne ñëpp ciy dugal seen loxo ci gox-goxaan yi loolu nekk seen i bëgg-bëgg loolu nekk bëgg-bëgg coalition bi ñu duppee gox yu bees. ginnaaw langu ko politique bi ñu àddi itam ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram coupe du monde beach soccer xam ngeen ne réew bu Sénégal daal nay toogee ci demi finale bi ginnaaw ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Japon bi ñu ko dóoree nag juróomi bal ci ñaar ñetteel bi place ñu ngi koy xaar niki dibeer bi seen ak janoo ak réew bu Suisse ñu teewlu tënk li nga xam ne Cheikh Sadbou Diarra daal na koy def. Japon tas na yaakaaru Sénégal ca coupe du monde beach soccer bi ñuy amal jamono ji ca Russie ñett ci ñi gën a ràññeeku ci ñoom ñàkk ko teewee gaynde yi kenn xàmmewu leen ci demi-finale bi ñu ñàkk ginnaaw pàcc bu njëkk bu benn équipe dugalul japonais yi ñoom rek ñooy dugal ci ñaareel bi ci ñetteel bi gën a xumb te ëpp ay but sénégalais yi dañuy égaliser laata waa Japon yi tegle dugal ñetti but gaynde yi wàññiwaat benn wante japonais yi dañuy dolliwaat itam ci saasi ci noonu Japon dóor Sénégal juróomi bal ci ñaar gaynde yi nga xam ne motal nañ seen bébét ba noppi mën nañ am médaille bronze su fekkee ne ñoo dóor waa Suisse dibéer bi bu ñetti waxtu jotee ci ngoon japonais yi ñoom waa Russie yi bëgg seen ñetteeli coupe du monde la ñuy dajeel ci finale bi dimanche la itam bu ñeenti waxtu ci ngoon tegee fanweeri simili. Cheikh Saad bu ñu àddu ba tey ci wàllu tàggat yaram afro basket bi la yoon nag ci góor ñi xam ngeen ne gaynde yi Sénégal yi ñoom ñëpp xarañ mu mel ni nag jamono yi ki nga xam ne gën naa dëggal boppam nag di Bronco nag mu jël li nga xam ne moom moo di galon yi mu nekk itam loo xamante ni ki nga xam ne moom moo di coach bi jafe na rek mu def ak tànneef ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde yi ginnaaw ab reportage boo xamante ni sélectionneur bu équipe nationale bi daal dina koy amal ak Mame Fatou Ndoye ak Massayer Ndiaye. ay dogal yu fort waaye ay dogal yu ànd ak bi mais kii di ailier fort bi décidé yombalal liggéey bi sélectionneur. donc jéem naa ay combination yu bëri surtout tournoi Dakar bi mais Maurice moo njëkk a ñëw ci man ne ma coach est-ce que dama bàyyi ma démarrer ci banc bi parce que xamoon na ne peut-être dama sonnoon di jéem a ut combination bu gën a dox. dañu bëri jour yow yu talentueux te je pense que comme instant bi ñu ngi génne lu bëri fort. révélation bi nag ci tàmbali compétition bi ba wóor meneur arrière bi niveau bi mu am dépassé na 2e division ba pare dina. la au club am donc Navarro ma ne leen donc entraîné ci équipe bu toll ni Barcelone muy presque meilleure équipe Euroleague wone na am nga maturité ak màggaay bi mu àndal. équipe bi ak collectif bi d'abord ci loolu la Boniface. jërëjëf Mame Fatou Ndoye mbokk yi itam jërë ngeen jëf ci li nga xam ne moom moo di teewlu bi dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média soxna Naata Mbaye noppi na faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ëllëg 13h ak 19h30 itam dinaa fi teew ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam des leen di wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.